gis nga leader sa digganteeg saw askan lenn rek moo fa nekk mooy confiance boobu da ngay fexe ba bu ko rompre parce que Ousmane Sonko démb bu génnoon wax leneen lu wuuteeg dëgg rek Sénégalais yi dañ koy xeeb. mais fekk na dëgg bi génn ba pare. ma daaneel mënul wax leneen lu loolu rek ma daaneel fekk na dëgg génn ba pare. dama la ko ñaan rek ma daaneel sama pensée. kon discours bi Ousmane Sonko def démb. dafa boo xoolee ñi amoon li leen naqari ñëpp ku ci ne toogaat nga. parce que lu ko waral pour yow li ko waral lenn mooy dafa wax nit ñi dëgg. dafa ñëw wane ni fàttali nit ñi li ñu taxoon a jóg lan la. fàttali nit ñi ni li ñu taxoon a jóg du ay poste. li ñu taxoon a jóg ñun duñ ay malaayika ay nit lañ. dañuy juum. yaa ngi dégg. wax na ko ci biir discours am. wane ni lu situation bi metti metti dañuy assumer li ñu def. ba pare def yëfi gor. yëfi gor mooy lan boo àndeek nit ngeen jëm ci xare mu blessé doo ko fa bàyyi. da ngay ànd ak moom jàppale ko ba teg ko ci bërëb yow nga jéem koo jox ndox mu naan. nga wëyal loolu la def Déthié Fall ak Saliou Sarr. da leen ni yéen ñoo leen responsabiliser woon comme ñun ñoo leen responsabiliser woon ñu jàpp ne erreur humaine am na. yaa ngi dégg parce que nul n'est parfait ku mat sëkk amul. nit ñi nag ñu ngi rawantee ci kii def erreur nangu ni def na erreur. parce que dañuy wax ci boo gisee baatu insaan ñu ngi ko jëlee ci nasiya bi firi fàtte. moo tax nit ñu tuddee ko al insaan mooy nit day juum. yaa ngi dégg mu wane ni njuumte am na ci mbir mi. yaa ngi dégg loolu daf ko reconnaître ci biir discours am waaye nag wane ni nit warut a sukkandiku ci nit erreur bu ndaw bu mu def nga bëgg koo xañ ab listam te luwaa xañu ko foofu la débat bi nekk. dégg nga wax bi moom reconnaître na ni gars yi ñoo juum ci parrainage bi. yaa ngi dégg non ci parrainage ci confection liste bi. waaw bàyyi ma daane rek man sama xalaat parce que man sénégalais yi rek laay wax. non ci confection liste bi. non njuumte la li mu wax sànq rek maanaam parrainage bi ci lañ juum non. niñ tegalee kii bi laa wax. parité bi laay wax parité bi. juumte très bien parité laay wax parité bi. parité bi ci lañ juum. mu reconnaître ni juum nañ ci. waaye juum ci. loi bi waxul ni ku juum ci parité rek dañoo war a sànni sa liste. loi bi lu mu wax foofu la Ousmane Sonko indi débat bi. loi bi lu mu wax. ma daaneel rek man boo ma bàyyi ak sama xalaat rek dinaa wax li ma xalaat. bàyyi ko mu daaneel. yow xam nga man yàkkamtiwuma dara parce que. kon man damay wax ni discours bi Ousmane Sonko def démb wane na ni moom nag mooy vrai leader bi. espoir bi ko sénégalais yi amoon ci moom yaakaar mooy espoir boobu du ma ko tas mooy lu metti metti dama leen di wax dëgg lu metti metti du ma leen fen parce que samay nawle ngeen c'est très important parce que yeneen politiciens problème bi ñu am ak ñoom mooy dañuy fen. Adama nee na dafa xeeb ñam doon waxal. non loolu waxu Adama la man sama wax bopp rek man kay sukkandikul ci li may wax. Adama moom li muy wax Sénégalais yi ñoo koy jugé man li may wax Sénégalais yi jugé ko. yaa ngi dégg man li ma gëm mooy démb Ousmane Sonko wane na ni. ñiñ fi doon tuddee ay leader ñëpp naka nag du ñuy leader. yaa ngi dégg parce que nag waratuñ def erreur ñun dañoo sonn ci xeex sonn nañ ba jëlee fi Ablaye indi Macky Sall. nekkaat ci guute gi ak coono bi. kon 2024 waruñu def erreur war nañu am choix boo xam ni day nekk nag le meilleur choix te démb situation démb bi épreuve bi yoonu askan wi yeewi askan wi dund te damaa gëm ni épreuve bi day defar yàqul parce que nit ku xam laa wax de dañuy wax ni nattu mooy kerkeraanu awliyaaw gis nga yàlla bu la naree defaral daf lay teg ay natt xool ba xam attan ko bu bëggee defar day mel ni ku yàq moo tax bi coow li baree wax ji bari yaa ngi dégg yàlla nag ne am na ku nekk ci seen biir koo xam mooy ñëw régler wax ci boo déggee bi Ousmane Sonko wax ba pare ñu doon am ay dut ak ñu doon xalaat naan Macky Sall dafa am kum jënd ak dafa amul kum jënd boo gisee nit ñi di xalaat nag Macky Sall dafa am kum jënd mais kon jàpp nga ne réglé na malgré que non réglé na ay frustré foofu laay ñëw foofu dootul am frustré parce que am na discours boo xam ku ko dégg ñoom bokkuñu ci liste yi de looloo tax ñu xaw a fipp waaw ñooñu dañuy ñëwaat boo dégloo ñooñu Ousmane Sonko waxi gor la wax ak ñoom te ñooñu ay gor lañ boo leen déggee waxuñu ni dañoo génn yeewi déggoo benn leader bu wax ni dafa génn yeewi dañu sax Cheikh Bamba Dièye déglu naa ko dafa wax li ko naqari ancrage ci yeewi très bien loolu mooy démocratie démocratie mooy nga nekk ci biir di wax li la naqar boo d'accordul nga ni d'accorduma yaa ngi dégg kon ñooñu ñoom ci seen logique lañ nekk am nañ ci droit Ousmane Sonko nag wax leen ne wax sa xalaat nag du ci média lañ ko war a waxee fañ bokk ñun waxukaay ba nañ ko fa waxee
póotum biir kër. póotum biir la loolu rek la leen wax ba pare ni leen ñëwaat leen ñu ànd dem ci essentiel du ay poste mais essentiel mooy ñu soppi li fi nekk essentiel mooy ñu imposer Macky Sall cohabitation assemblée nationale maintenant suñ ci ma daaneel sama pensée Adama suñ ci jotee ñu séddoo gâteau bi waaw non xam nga loolu pourtant loolu la wax de non waxuma séddoo loolu ma sa wax ma daaneel mu terminer parce que man daal Abdou Khadir gis nga taarix dañuy wax ni boo xamul démb mën a wax ci tey dama lay jox ay exemple man samay référence toujours ci yonent bi laa koy jëlee parce que mooy sama référence man numéro 1 man gëwuma machiavélique ci politique damaa gëm ne yonent bi dàq politique ci àdduna bi parce que ni mu def ba tasaaree l'islam bi mu dugg ci xeet yëpp ak ethnie yëpp ak peuple yëpp kooku mooy politicien bu mag bi ci ko xam ak dëkk yëpp te dara yëngatuwul yonent bi sallam ñaata pacte la signé ak ñoo xam ne bokkut ak ñoom diine idéologie bokkut ak ñoom diine parce que contexte moo ko waraloon yonent bi sallam cohabitation la def biir Màkka booba li taxoon dama waxoon dañu woon kaay leen ñu sécuriser Médine pas Màkka Médine la ko def kaay leen ñu sécuriser Médine xam nga pour lan pour insécurité jóg fi pour jaay doole jóg fi pour buñ ñu naree song ñun juifs yi ak chrétiens yi ak jullit ñëpp ñu ànd défendre kon cohabitation bi ñuy woote Assemblée nationale pour defar la bu dee cohabitation bi pour defar la pour fexe ba pétrole bi man loolu laa lay wax bu dee cohabitation bi pour defar la te man dama gëm ni pour defar la fexe ba pétrole bi des ci réew mi la fexe ba Macky Sall bañ a am 3e mandat cohabitation boobu farata la ànd gi wàllu ànd ak yeewi du sunna mais farata la xam nga farata nag ñi jàng diine xam nañ ko mooy loo xam boo ko deful sax day nekk bàkkaar tey damaa jàpp ni fexe ba imposer Macky Sall cohabitation ba nga xam ne waxi 3e mandat kenn dootu ko fi wax pétrole bi mu des ci réew mi loolu du sunna farata la kon damay wax ni le discours de Ousmane Sonko delloo si waat nag képp koo xam ni moom am na intention bu sérieux te réew mi rek tax la di wax man loolu laa jàng ci discours bi yaa ngi dégg Adama nag comprendre naa ko moom ci rôle am la nekk d'accord yow ci lan nga nekk waaw man sama rôle laa nekk kon jeex na léegi nag Sénégal yi ñoom kon ñooy jugé ba xam sa discours bi nga def ak man bi ma def ban moo ci gën a yanu maanaam. d'accord très bien Adama yéen lan moo leen nar a déranger ci cohabitation bi nga xam ne opposition daf ko bëgg te yéen ne ngeen il faut majorité forcément majorité lan mooy cohabitation d'abord. ngeen bokk assemblée nationale. non dañuy bokk assemblée nationale tout le temps xam nga dafa am loo xamante ni dañ koy wax te mu leer parce que dafay wax ma koy relancer du ci tontu. parce que dafa wax ni Ousmane Sonko dafa ne nangu nañ juumte bi. mais respecté wuñu parité bi mais warul tere. mu bokk. suñu liste bañ a bokk. ok foofu la débat bi nekk. ban loi ban article ci code électoral. moo wax loolu. c'est important. loolu juriste yi ñoo koy wax. déedéet code moo tax avocat yaa ngi ci. code électoral la wax. code électoral moo organisé même. waaw fi may demee mooy. soo paree rek. foofu da nga ma relancer ma sawar lool pour ñëwaat ci. maanaam esprit yi dafa am loo xam ni. moo ëpp doole sax ay loi yi ngay wax ni moral ak éthique moo ëpp doole loi xamoo loolu te démocratie xam nga lan mooy esprit bi mooy ñëpp bokk. très bien démocratie ma daaneel. comme da nga maa laal bàyyi rek ma daaneel. démocratie esprit bi mooy ñu fexe ba ñëpp bokk. royaume mooy defi pexe pour kenn du bokk. maintenant képp ku woote démocratie da ngaa war a fexe ñëpp bokk. comme esprit bi mooy ñëpp bokk. waaw jàpp naa ni tey te yéen da ngeen ñëpp dañoo bokkoon ba ngeen gagné. kon yéen seen moral tey ak seen éthique moo leen war a permettre. ngeen fexe ba ñëpp bokk. maintenant d'accord lii mooy débat da nga yor say école. waaw moo am règlement intérieur. waaw règlement intérieur bi dafa am lu muy tere am lu muy nangu. ci sa biir école. waaw. du dëgg. ku teggi règlement intérieur bi lan ngay def parce que dafa am loo xamante ne nee naa la code électoral mooy organiser élection. basé sur des articles très clairs. waaw code électoral moo ne soo respecté wul parité bi. sa liste du bokk. xam nga code électoral boobu moo wax ni boo respecté wul parrainage bi boo respecté wul parrainage bi du ngeen. waaw déglu rek loolu tax ma ne la dépassé non respecté wul parrainage bi loolu leer nee naa la état bu parrainage dépassé nañ ko. non loolu yow yaa ko wax rek mais ñun loolu moom yow la engagé. xam nga nag gis nga adduna. imam bu ko merloo nag. non merloo moom dañuy waxtaan. adduna neex dama ko relance rek man kay dama koy bàyyi mu wax. adduna du neex ba ma mer. waaw. man ay disposition nee naa la ci ay disposition lay taxaw. nee naa la élection dafa am lu ko organiser. ay texte la ak loi. réew lu mu am démocratie dañ koy encadrer par des textes et des lois. du dëgg. oui du ñu bàyyi ku ne def lu ne.
ci démocratie. lu ko neex. du munul nekk. organisation élection du éthique ak morale. texte la ak règlement mais texte yooyu éthique ak morale ci lañ sukkandiku ba bind ko loolu laa la wax. dama ne. waaw esprit démocratie tamit mooy fexe ba ñëpp bokk. loolu rek laa wax man li nga wax d'accord naa ci. man seetlu naa ne su ma duggee ci texte ak article rek. waaw nga andil ma débat politique. déedéet politique man texte boo bëggee ñu wax ci maîtriser naa texte yi man lire naa li ngay wax nii. waaw wax ma article 149 lu mu wax. non xam nga man je ne suis pas là pour di la wax article temps lu mu wax dama laa wax logique loo xam ne kuy borom. waxuma logique non dama la ne article 149 lan la wax. déglu ma loolu juriste yi ñoo koy wax. article 176 lan la wax. loolu encore une fois du yow bu doon dañuy teg ci bu doon réew mu sérieux lañ nekk du yow yaa koy wax du man maa koy wax. déedéet loolu juriste yi ñoo koy wax. ku lire code électoral dafa am fu ñu lire code électoral. waxuma la code pénal bi code électoral. képp kuy politique di yëy di yàbbi ci politique. da ngaa war a maîtriser le code électoral. gis nga code électoral ay nit a ko bind. du bible du alxuraan. boo bëggee dégg-dégg bàyyi ko mu wéyal code électoral boobu wax ñun tënkuñu. li ëpp doole code électoral mooy loi divine. moral moo ëpp doole code électoral. mais ci république non déglul ma wax la. déglul li may wax c'est important. li muy wax nii diine théorie l'islam yooyu bi c'est des théories. diine l'islam voilà xam nga lan mooy démocratie. esprit même démocratie mooy diine ñëpp l'islam bokk. bi ñu ne. loolu ngay wax ni loolu diine moo ëpp l'islam doole bi li ñu ngay wax nekk. ni waaw. dafa am charte. waaw soo ko teggee bokkatoo ci diine ji. tout à fait loolu moom leer na. diine bi lu mu rëy. dafa am mais yéen charte yi da ngeen koy tegg yéen tamit. non bu doon charte yi ñëpp a koy tegg. oustaz waxtaan bi neexoon na de. waaw neexoon na mais charte yi ñëpp a koy tegg. parce que man kay dama lay déglu. na wéy di neex mais dama la bëgg a wax ne charte yi ayca ni ko ngeen di ko jalgate yéen it noonu ngeen koy jalgate. non dafa war a seen dafa war a neex. waaw allez-y débat continuez. bi dafa war a neex. ayca taloon sànq. ayca waaw parce que allez-y. dama gis ni waaw da ci ay kaddu ci ay référence Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci nga taxaw. waaw taxaw ci diine. diine dafa ami charte. ah charte dafa ne. góor jigéen bi dañ ko war a faat. waaw du dëgg charte dafa ne ku mooy dañ la war a dóor téeméer yar. loolu la diine wax. ku njaaloo maintenant code électoral ne. soo respecté wul parité bi dañ la war a dàq. waaw mais code électoral nii boo ëppalee kii dañoo war a éliminer sa liste. loolu rek laa bëgg nga àgg ci. code électoral moo ne. xaaral ma liiral ko article bi comme ça. non man xamuma li mu wax de. mais àggal ci wax ji xamal ma daaneel bala ngay àgg moom na àgg ci ni. même code électoral bi tere ñee ñu bokk. bàyyi ma wax ak yow. benn code électoral boobu moo. sëñ bi Benno Bokk Yaakaar sëñ bi loolu mooy waxtaan. déglu dama koy répété déglu. code électoral moo organiser. waaw les élections. d'accord. ne étape bii la étape par étape la. suñ tollee ci étape bii. suñ ko weesoo pare nañ ci dañuy toll ci beneen étape. loolu c'est des théories. mi ngi ci article waaw wala déet. je suis pas d'accord. non. man d'accord ma loolu bu la neexee. xam nga nag yàlla mun na def. xalaatam la xalaatam moo tax ma ne la. dans les principes. suñuy wax ci xalaat ci principe. dañu moytu discours politique bi. parce que dafa am ñu ñuy déglu te dañ leen war a wax. ñu dem xooli article bi xool la ñu wax. c'est important. waaw. parce que dafa am ay ndaw yu ñuy déglu. mais duma nangu nga tënk ma ci benn article de. mais non seet bi la ci arrangé rek nga génn ko pour tënk ma ci loolu mën naa la wax mën naa peut-être bu daanelee dina mën naa la wax article yëpp. waaw génneel yëpp rek. mën naa la wax article yëpp. boo génnee yëpp moom day wane kenn warut a bokk tey yéen waru leen a bokk ñee waruñoo bokk loolu mooy di dëgg. bu génnee yëpp moom kenn warut a bokk. waaw je vois que si c'est trop technique là des problèmes. allez-y non bonne technique. maintenant dama ne. dafa am lu régir lu organiser élection. balaa ñuy dem élection dañuy ubbi inscription sur les listes électorales. code électoral moo ko organisé. te ci benn article la commencé article boobu dafa tënk loolu yëpp. organiser convoquer collège électoral def parrainage nangam sangam dépose des listes ouvrir des listes loolu. inscription boobu état bi moom communiqué wu ci de. si def na ci def na ci communication parce que inscrit nañ bu yàgg. naka Abdou Diouf daan defee. non on a fait non c'est-à-dire xam nga dafa am loo xamante ni c'est-à-dire la communication à outrance sur la question n'a pas été faite parce que nous avons un délai court je suis d'accord je suis entièrement d'accord avec toi parce que man du ma toog ci télé bi lu ne rek ma ne d'accord naa wala d'accord newuma ci loolu. parce que ci ay principe parce que li ñuy wax dafa am importance dañoo am ay gone yi ñuy déglu. c'est important te war a politique. dañ leen war a wax article yi ñu dem seeti ko. waaw wax leen article yëpp nag. pour xam. article 149 moo ne. waaw 0,5%. minimum 0,8% maximum. valeur absolue la. d'accord 34 580 ak 55 327. d'accord du 149.
n'est-ce pas. léegi boobu moom leer na non. léegi wax ñu avant article 149. léegi leeral ñu article parrainage bu ëpp lu ci moom mooy 149. boobu la mooy 149. allez-y Adama. avant 149. dafa am lu organiser parrainage bi. dañ ne ordre bii la ñuy war a c'est-à-dire surtout dépasse dans l'organisation dépasse l'étape du parrainage fa la yem du moment où on a validé le parrainage de la coalition Benno Bokk Yaakaar nee naa la nit buy taxaw. mais waruñu ko valider foofu la ñu wax. sëñ bi parce que comme yéen da ngeen a invalidé woon. vous Malick Gakou non attends. non il parle de la jurisprudence Malick Gakou. Malick Gakou dafa continuer ñu ñëw foofu. amuñu droit di valider seen poste foofu rek laa wax man. sëñ bi maintenant loolu mooy débat bi. ay ca bàyyi ko moom ñu gagné temps tuuti parce que li ngay wax lépp question boo posé mën naa la andil cëslaay bi. andil la wax la. Sénégal yi man moom li leer sama bopp leer na li ma jàpp naa ko. non yow li nga voilà très bien maintenant c'est important dama bëgg nag loo ma interpeller sur kon est-ce que di nga neex waxtaanal imam. déedéet ba ñaan bu ma convaincre sànq ba tey mu ngi may convaincre mais dafa fi mu dugg nii mënu ma faa convaincre. non mënoo Benno Bokk Yaakaar ëppal ba àdduna bi yëpp xam ko yaa ngi dégg nga forcé ñu bokk yeewi ñu ni parrainage bi jaarul parité bi jaarul yoon nga éliminer bu yeewu bàyyi bu Benno Bokk Yaakaar loolu la Ousmane Sonko wax te loolu la borom xam-xam yëpp wax ni d'accord maintenant sama ci xalaat dossier bi ñuy partage bi ñëpp di partager sur les réseaux sociaux ba ñu valider suñu parrainage lañ ko partager bañ ko valider est-ce que dégg nga ko yuuxu bokk yeewi wax ni Benno Bokk Yaakaar warul bokk bari na déedéet Ousmane Sonko de wax na ko démb la ko wax man mi toog naa fii wax ko avant mu koy wax. xam nga loolu. dégg naa Barthélémy Dias wax na ko xam nga kañ la xew. non dañuy waxtaan. non dama la ne xam nga kañ lañ ci wax. bañ ne respecté wuñu parité bi te boobu direction générale des élections waxu ko. ba ko population bi commencé wax. ñu xam ni am nañ problème il faut ñu am fu ñu jafandu. waaw pour non oustaz may ma tuuti quoi. c'est-à-dire man wax dëgg si yàlla waxuma ak yow askan bi laay waxal. ah man mii tamit waxuma ak yow di askan bi laay waxal. donc musuñu ci yëy yàbbi. loolu yàgg na génn. musuñu ci yëy yàbbi. le parrainage a été validé jour boobu bañ ko déposé dañu valider parrainage bi génn dem ci ñoom donc parrainage weesu nañ ko. weesu nga ko yow. non dama ne nit buy dund laa wax dama ne. xoolal xam nga problème bi c'est état processus. c'est-à-dire processus électoral. mu jox ma kàddu c'est-à-dire ci processus électoral. il faut nit ki nag soo xamul élection nga bëgg politique wala di yëy di ci yàbbi dañ lay wax dañ lay jàngal. dama bëgg nga jël big ak feuille bind. alko big ak feuille bu bind. boo daanee rek jox ma kàddu non ci élection laa wax. parce que c'est pas la manipulation bi mu doon wax ci la nekk. c'est pas la première fois man ma bokk ci élection nekk mandataire. nekk mandataire laa wax de nekk mandataire maanaam dem déposer liste ñu woowaat ma 3 jours après ma ñëw pour defaraat liste bi te xam nga lu ma ciy defaraat. lu ma dindi tour de yoon mayu ma ko. looy def damay def profession n'est-ce pas compléter dossier ay casier judiciaire ak yooyu. c'est juste ça. si ñoo xam ne ils sont éligibles. très bien parce que si su nekkee am na kenn ku éligible. dañuy casser liste bi maanaam xam nga lu mën a casser liste d'éligibilité d'une liste par exemple ma jël exemple Benno Bokk Yaakaar xam nga lu ko mën a casser ñu ne liste bi bokkul mooy ñu investir koo xamante ni dañ ko daan perdre na ay droits civils et politiques ku ñu condamné maanaam ku ñu condamné ñu investir koo xamante ni dañ ko élire ci benn chambre mooy mu nekk ci au conseil des collectivités territoriales wala conseil économique social te démissionné wul. bu ëppee nag. nee naa la weesu nañ ko. parrainage la fi mu ne nii est-ce que doo ko tontu ci loolu rek moom. non dama ne wala mu jox ma kàddu gi ma wax ci sama xalaat. non xam nga kàddu gi tamit da koy joxe. dinaa ñëw débat lañ nekk tamit. dinaa ñëw ci yow. sama waay la mais tamit boo daanee nga. Adama ayca rapidement. man li ma xalaat laay wax te man sénégalais laay waxal. ayca Adama rapidement oui. Abdou Khadre Abdoulaye Dramé. Raji Malick yàlla def nañ jàng nañ communication xam nañ stratégie bi. xam nañ ko bu baax. du dëgg. maintenant suñu delloo dans le vif du sujet. élection processus la soo weesoo processus boobu weesoo ko fii phase bi ñu toll pour valider la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar de toutes les coalitions ñett yi la ñuy vérifier wax naa la ko sama njëlbeenu wax. daaneelal foofu ñu avancé. su weesoo ñett yooyu.
amul dara lu ñuy vérifier waat parce que li tax ñu rejeter la liste de Dakar parrainage bee tax parce que kii parité bee tax su weesul su nekkuloon parité le non respect de la parité kenn du invalider la liste de Dakar n'est-ce pas donc fort de tout cela amul lenn loo xamante ne mën nañ ko wax coalition Benno Bokk Yaakaar pour l'instant xam nga lu ñuy def de la communication politique. d'accord te nag duma leen ko tere de dañuy politique kon nañ ko bàyyi mu wax kon ay ca imam wolof nee na wolof dafa wax lu mu wax nee na ku ëpp di mbokk mënoo ko jëw te gis nga Sénégal yi ku yaakaar ne yaa leen gën a yeew wallahi damaa jàpp ne sa bopp ngay nax Sénégal yi ñuy seetaan damaa gëm ni xel lañ yor di xalaat gis nga Ousmane Sonko démb ci discours am na fu mu wax joo xam ne dafa jar ñu bàyyi ci xel nee na administration amuñu droit ñuy bind ñu leen di yóbbul courrier ñu koy rejeter xam nga insisté na ci ni même boo demee di wuti liggéey boo déposé tey dañuy jël affaire bi war nga am décharge loolu wax na ko fan lañ ko teg ci loi waaw bàyyi ba ma daaneel rek ban article moo ko wax Adama bul saboote débat bi élection lañ nekk bàyyi ci loi yi ngay dugg non élection lañ nekk bul nag yàq débat bi nag élection lañ nekk yow man xam naa la bul yàq débat bàyyi ma rek ma àggale sama non c'est-à-dire fan lañu bindee ci administration l'administration est régie par une législation d'accord mais bàyyi ko mu c'est régi par une législation yéen gëmu leen administration boo paree ma leeral dañuy waxtaan rek doo leen d'accord bàyyi ko administration lañ nekk dañuy waxtaan rek ayca xam nga ñaari nit bu ñuy Oustaz non dinaa la jox document yi nga lire ko après quoi dinaa la jox livre yi nga lire ko quoi xam nga man li may intéressé mooy moo gis nga logique xam nga sëñ Abdou Lahad dafa am lu mu daan wax sëñ Abdou Lahad Mbacke yàlla nañu ko yàlla fayal dafa am lu mu ñu jàngaloon ñun daa wax ni jàng tubaab ñett la dañuy fexe ba kenn du la mën a nax mooy primaire boo demee ba secondaire ñu jàngal la nooy naxee nee na université dañ lay jàngal nooy naxee te kenn du ko xam ñoom ci loolu lañ nekk fi mu yaa ngi dégg imam université nag xam-xam lañ fay jàng jàng tubaab li ci ëpp ay naxaate la commerce jarul jàng kon ma daaneel sama xam nga dëggal fii waaw ma daaneel sama kon il est en train de dire waaw que ki ngay xam ni moo taxaw ne nangam sangam bul yàq sa débat Sonko kon dafa jàng ni ñuy naxee nangam c'est grave wax dafa grave gis nga manipulation bi mu doon wax moom ca commencement ba fi mu ne ci lañ nekk fi ne ñoom xam nañ Abdoulaye daanu nañ wax baaxul wax baaxul même dégg naa Mimi Touré mu naan ñun ñoo ci ëppal benn pour def ko exprès comme nee nañ du ëpp yow 2 chiffres lañ laaj nga indi 3 kon ëpp na lu ëpp nag xoola baaxul jurisprudence lan nga wax yaa ngi dégg man logique laay wax jarul may gis nga lii logique la Malick Gakou dafa ëppaloon ngeen téye ko comme yéen ëppal ngeen am ngeen ngor ak courage bañ a bokk léegi nag ma daaneel waaye je vais te donner l'arrêté du conseil constitutionnel arrêté li tax ñu rejeté Malick Gakou ma wax ko Sénégalais yi ñu déglu ma dam may may tuuti may ma tuuti wax Sénégalais ma bàyyil bu paree nga jël ko bàyyil bu paree ma nga fàtte ko quoi parce que doomu aadama laa noté ko mais sama kàddu moom bu ko dog jéem ko retenir yaa ngi dégg mooy focc suñu xel yi lañ dul nangu yéen nangu ngeen ni liste bee folklose ngeen ko loolu ngeen wax nañ wax dëgg Sénégalais yi gars yi nangu nañ nit d'accord loolu ñun ñëpp nangu nañ ko waaye nag yéen it seen parrain dafa ëpp lii rek la te loolu mooy le vrai débat tey débat bi nekkatul ci liste Yewwi Askan bu Dakar te foo leen ko teg ci léegi nag mu des gars yi bind nañ ay recours yóbbu ko conseil constitutionnel te loolu la Ousmane Sonko wax te loolu rafet nañ ci njort bu baax ni Sonko nee na du mujj fenn waaw mais non c'est parce que tegul ci dëgg waaw ma daaneel c'est de la communication dafa ne gëmul non c'est de la communication non nee na gëmu leen voilà c'est de la communication Adama dafa bëgg a saboter c'est ce conseil là qui a validé sa candidature Adama Sonko li mu wax ni gëmul conseil constitutionnel fu wóor la ko teg conseil constitutionnel ñun démbam fi la ñu fekk liy dëgg mooy lépp luñ mus a indi loo xam dafa jógee ci nguur gi dañ koy appliquer ni ko nguur gi bëggee loolu la Sonko wax waaye teewul ñi jàng droit ñoom di ay nitu yoon ñoom dañuy topp conseil constitutionnel ba mu jeex loolu la ñu wax loolu il faut mu leer recours bi loon ci bind yaa ngi man bàyyi ma daaneel bul saboté yow tamit non recours bi loon ci bind man maa lay wax li ñu bind ci recours non c'est pas xam nga li ma gëm quand même mooy ceeb bi ngeen di lekk moom la ñuy lekk ataaya ji ngeen di naan moom la ñuy naan mënu leen a invalider liste Yewwi Askan Wi ci Dakar Benno Bokk Yaakaar di bokk lii mooy débat bi te loolu ay passé nañ ko passé guñ ko loolu du yow yaa koy wax du man maa koy wax mais lépp ci texte yi lañ ko lal gis nga réew moo xam nañ ko teg ci texte rek nañ ko teg ci ñaari texte nit bu ñuy jotee xam nga la moo tax lu ñuy àtte du texte fii réew mi texte amu fi bu fi texte amoon parrainage duñ ko fi teg pourquoi texte la déedéet parrainage texte la CEDEAO moo ko dàq peut-être astafurlah
astafurlah l'arrêté de la CEDEAO déedéet mais bàyyi ma daanaka bul saboté débat anam bi ñu ko defee dañ koy leeral bu dee da ngaa bëgg a yàq débat bi kon ñu tas ko mais il faut mu bàyyi moom moo kii man li ngay def ni maa la ko dàq boo bëggee ñu arrêté ko wala nga bàyyi ma wax ma bàyyi la nga wala sinon ñu arrêté ko parrainage nee na Macky Sall CEDEAO nee na CEDEAO boobu moo yor yow tey sa carte d'identité lu ci nekk carte d'identité CEDEAO sa passeport CEDEAO CEDEAO boobu moo jox ndigal Macky Sall mu déjjati Yaya Jammeh CEDEAO boobu moo jox ndigal Macky Sall mu tëj frontière u Mali même CEDEAO boobu moo wax ni parrainage bi baaxul ñu forcé teg parrainage loolu leer na wala leerul kon bu wax waxit loi préciser ko waaw déglu ma mooy anam biñ koy defee pas ñu dindi ko waaye anam biñ koy defee laa wax man parce que bëri na fu mu am ci réew yi de anam bi mooy ñi koy contrôler yaa ngi ñoom a far yaa ngi dégg amul arbitre ñoom mu Ndiaye Ndaw moom ils sont avec nous xoola réew bu dee ñuy waxtaan les gens de la société civile sont avec nous ñoom mu Ndiaye Cissé ils sont avec nous li ngay def ni mën naa ko de Adama bàyyi mu yàq débat bi te yow xam nga man yow xamante nañ maag yow ba ma wooyee ci lii dañuy yàq te waxtaan bi dafa sérieux man néewul li may wax mooy dëgg mais Sénégal yi ñuy déglu ñoo am solo yaa ngi dégg te man nag dama bëgg su ma toogee di wax dëgg waaw non man damaa gëm ni li may su ma toogee damay wax dëgg man damaa gëm ni li may wax ni mooy dëgg wallaahi li nga wax du dëgg billaahi lazi laa ilaaha barke alxuraan li nga wax du dëgg damaa gëm ni li may wax dëgg la damaa gëm ni manipulation bi ngay wax ci yéen la fekk baax yéen ci manipulation ngeen yoree réew mi ba tey ba ngeen ko yoree ba tey ak ñàkk respecté Sénégalais yi parce que respecté Sénégalais yi xam nga mooy lan lépp lu leen arrangé loo xam ne nii arrangé na la jëm seen côté ngeen bàyyi mu jàll ko lu jëm ci opposition bi ngeen def ci pexe ba du jàll d'accord loolu du démocratie xam nga lu tax yéen dañ leen a jox réew mi ci dañ leen a fal Abdoulaye Wade bu ko neexoon Macky Sall du bokk mënoon naa defi pexe ba du bokk mun ci dara pexe ya Abdoulaye Wade maanaam courage ba Abdoulaye Wade amoon ak ngor bàyyi leen ngeen bokk courage boobu ngeen war a am tey ak ngor bàyyi nit ñi bokk loolu mooy démocratie loolu la ñuy wax d'accord xam naa dañuy daaneel damay daaneel dama ko bëgg a wax nii dama ko bëgg a wax nii parrainage bi dafa dar ñu taxaw ci tey li war a am du yeewi kese lañ war a rejeter ñëpp la ñu war a bàyyi ñu bokk Sénégalais yi tànn seen ay député bu ñu respecté wul règle yi sax yaa ngi dégg parce que règle xam nga ñaari nit ñu jotee te amul arbitre bi ci yéen la far parce que le ministre de l'intérieur yéen la àndal yaa ngi dégg loolu mooy dëgg tamit administration bi nga xam ni ñoom ñoo war a atte affaire yi yéen a leen di fay yéen ñan mooy nguur gi tey li waroon a am élection man li ma gëm ministre de l'intérieur war ko organiser dañoo war a wut ku neutre mu organiser ko parce que situation yu mel nii bu amee rek la ñuy soxla nag ku neutre waaye koo xam ne da ngaa bokk ci parti war a organiser élection non bokkul ci parti kon non bokkul ci parti waaye yooyu man Antoine bokkul ci parti non déglu waaye te nga waxal nit ki man loolu laa gëm yow la xal li nga gëm yaa ngi dégg kon Abdou xoolal lii dëgg mooy gis nga manipulation bi mu doon wax ci lañ nekk te loolu du jàll d'accord te opposition bi taxaw nañ temm pour mu bañ a jàll maintenant d'accord je pense que temps bi ñu woyoon waaw mais jeex na c'est ma lay bàyyi nga tàggoo waxaale sa soxla non après imam tàggoo man damay bëgg di wax nii dama bëgg suñuy toogee di wax ñu teg suñuy wax ci cëslaay mu am cëslaay wax naa ko sànq dafa bëgg di jël hadiis ak référence mooy sama référence parce que moo jàng loolu tax man la diine bi ñu nekk dañ ko organiser teg ko ci ay charte élection dañ ko teg ci ay charte ba mu des Sénégal Sénégal moom bu doon dañ ko teg ci charte parrainage bi du fi jàll dañ ko teg ci ay loolu moo wax ko feneen mais pas réew mi dañ ko teg ci ay charte code électoral moo organiser élection moo tax wax naa ko sànq dinaa la andil arrêté bu conseil constitutionnel par rapport ak jarul ma ko indi loolu su ma tàppee internet fekk ko ci non dinaa la ko andil man du ma analphabète parce que par rapport ak Malick Gakou jarul nga ma parce que dafa am loo xamante ne dañ koy omettre loolu dafa Malick Gakou dama koy interpeller directement dans cette télé ne ko na wax sénégalais yi li tax bokkul élection présidentielle bu 2019 ay parrainage am ñoo matuloon wala dafa ëppal parrainage bu njëkk bi la ay parrainage am ñoo matuloon parce que dem na complété jiwaat parce que dafa bëri woon ay doublon mu dem complété dellusiwaat ñu rejeté waat ko parce que dafa bëri ay doublon yéen xanaa musuma gis mais xanaa Benno Bokk Yaakaar kenn du rejeté ñoom seen parrainage mais question bu am solo laa lay laaj bañ dalee rejeté parrainage ba tey musuma gis ñu rejeté bu Benno Bokk question la quand même loolu la Sénégal yëpp di wax allez-y te même sénégalais yi ñoo fi nekk même carte d'identité yi ñoo fi nekk tontuwaale ci c'est important ce qu'il a dit mais dama bëggoon andi correction am rek c'est parce que fi ñuy làqatu naan jurisprudence Malick Gakou foofu la ñuy làqatu ma wax leen ni Malick Gakou
du ëppal parrainage moo tax ñu renvoyé ko. c'est parce que dafa manqué woon ay parrainage. dafa manqué sax boog parce que dañ ko renvoyé mu dem uti ay parrainage dellusiwaat ñu renvoyé ko une deuxième fois looloo tax bokkul élection présidentielle bu 2019. c'est important pour la précision. maintenant pourquoi ñun duñu rejeté. waaw pourquoi parrainage yi duñu leen rejeté. duñu rejeté Benno Bokk Yaakaar waaw defal ndànk rek. soo waxee duñu rejeté Benno Bokk Yaakaar yaa ngi def fixation. y a beaucoup de coalitions Yewwi kenn rejeté wul seen benn parrainage. waaw la déet am nañ ay doublons am nañ ay faru ko comme ñun niñ ko amee. élection présidentielle bu 2000 non dañu manqué le. ñu dem uti ji ñëw complété. keneen dafa manqué le. élection présidentielle yéen amu leen ay doublons non dama ne am nañ doublon. am nañ doublon mais on avait amené suñuy parrainage dafa doy. yéen la ngeen yóbbu lépp dafa baax parce que fourchette bi parce que benn dañoo bañ dalee déposé ba tey lépp lu ñu mës a déposé dañ naan DGE moo examiné de. non c'est-à-dire suñu dans cette commission là je prends Saliou Sarr au mot mu ne dañ ñoo filmer dafa amoon caméra dafa am ñu toog commission là les membres de la société civile ña nga fa toog ñoom mu Ndiaye si c'est d'honnêtes citoyens faruñu fenn ña nga woon toog di vérifier la validité des parrainages et les listes amul ñooñu kenn tënku leen donc kenn tënku leen tey suñ ci gisoon ay anomalies ñooy génn wax ko donc gisuñu ci ay anomalies moo tax ñu wax ko maintenant am nañ droit nag ñoom parce que dañuy politique utiliser cet aspect pour faire de la politique pour justifier leur comportement dama leen koy nangul parce que man nag politique homme politique moom lu mu def dama koy nangul parce que moom moo xam lu mu ci jublu mooy li ñu doon wax la stratégie moo ko génne la stratégie de communication la stratégie de faire ñoom ñoo ko xam. ak yéen aussi. ak yéen non tout homme politique. tout homme politique. d'accord est-ce que tu comprends dafay am benn kaddu rek boo xamante ni Barthélémy Diaz moo ko waxoon ci benn émission bu mu defoon samedi mag ba toog ne xam nga ñun politiciens yi rek ñun 2012 xamoon nañ ne Macky Sall dafa war a Abdoulaye Wade dafa waroon présenté wu mais xam nga rek ñun politiciens yi ak suñuy pexe. C'est ça qu'il avait dit. Donc ça veut dire quoi? Ah mais Macky Sall mais bàyyi ma terminer non mais ma non grand boo bëggee nekk di sulli ay nit ñu wax Macky Sall moo ñu ni woon ñaari mandat tey bu ñuy wax mandat Ilimix lay wax léegi fii kenn ku ci ne mën nañ laa génne loo fi waxoon xam nga lu président wax tey Ilimix nee na moom Ilimix la bëgg wax sax waxe troisième mandat mais ma tuuti j'étais présent dans ce forum dans cet atelier là maa ngi toog le président musul taxaw ne mandat yi dañ koy Ilimix musu ko wax mais nee na dafa ndaw il parlait mooy communication du la permettre nga mën a développer say projets ba réaliser. Cela ne signifie pas dama ne il parlait des réformes pour entamer des réformes dans un pays et autres les durées de mandat sont petites cela ne signifie pas. xanaa moom bi muy wax ni mandat 5 ans la koy def xanaa xamul loolu. waaw même ma tuuti. constat la def déglu xoolal c'est un constat qui existe. mais moo wax la tey nga xam ko. dafa am loo xamante ni nit ñaa ngi koy épiloguer moo tax ma ne la oustaz imam man fi ma taxaw. damay bëgg di wax dëgg. ah man dëgg laa waaw non wax yow sànq dama la wax da nga ma ne li nga gëm. waaw dëgg li nga gëm ak lii dëgg bokkul waaw non dama ne li nga gëm ak lii dëgg bokkul. lii dëgg mooy li texte yi wax yow mën ngaa jàpp ni li ngay wax non dama ne lii non dafa naan xam nga lii dëgg li ma gëm laa wax lii dëgg. kii mooy journaliste moo toog suñu diggante. waaw il a les textes qui régissent les élections. mooy dëgg bi pour élection. texte yooyu mooy dëgg pour élection. wax la lu ëpp doole texte. maintenant moral moo ëpp doole texte ak éthique te respecté wu leen. maintenant suñu ñëwee parce que moral ak éthique mooy kaddu. kaddu moo ëpp doole texte yi ngay wax ay texte ay nit a ko bind. ay rapidement réew mi texte yàggu fi réew mi république yàggu fi. réew mi suñu maam yi kaddu lañ daan fale. xam nga kaddu mooy lan xam nga kaddu. texte yi yàggu fi lii dafa ma téeméer waaw dëgg gis nga nag du ma dugg ci yow ci yenn débat yi parce que débat bi jeex na pratiquement parce que wax dëgg si yàlla li ñu taxoon ñëw sax moo nekkoon lii quoi du ma dugg ci ay considération kaddu ak nangam sagam moi je suis dans les principes qui organisent une élection n'est-ce pas muy aspect bu technique nag du loo xamante ni. du dara non déglu wax. muy alxuraan ko gën a technique te mokkal nañ ko. bàyyi ma yegg yaa ngi dégg muy aspect bu technique ay théorie la rek. mu am ay sénégalais yu ñuy seetaan. alxuraan a gën a technique ñu war leen wax. ñu technique. ñu war leen wax naka la ñuy taxawee. parce que am réew ab république. su nekkoon république islamique la ñu yor. xam nga fu ñuy référé wu. du ci kaamil ba ci charia. réew république la ñu yor. yoruñu réewu islamique
xam nga ci li ñuy référé wu waxuñu loolu sur les textes et règlements. waaw texte n'est-ce pas maintenant nag nañu fexe ba tënku ci textes yeeg règlement yi suñu bañee yar dal suñu kaw maanaam nee nañ ma su ma tuxee yàmbaa dañ may jàpp dañ ko criminaliser naa moytu na ko ñëpp moytu non waaye du benn minorité ñoo ko war a moytu non ñeneen ñi duñ ko moytu man waxuma nit ko dama ne man na ko ñëpp moytu li may wax am na solo. la loi est dure mais c'est la loi Abdou Khadre la loi est applicable pour tout le monde Abdou Khadre loolu mooy dëgg Abdou Khadre moi c'est-à-dire dama ne naa fexe man na ma moytu ko sa bopp nga ba kenn bu ma ci daan ki ci ne affaire am la mais man naa fexe ba moytu ko mooy li ma la waxoon bokk du man rek bokk ma ca moo ca gën d'accord te foofu laa taxawee maintenant nag beneen considération bu nit am moom la concerné très bien sur ces textes et lois et règlements man ci loolu laa tënku te dama lay wax lenn nga xam ko fii wallahi si la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar était irrecevable j'allais dire que cette liste est irrecevable wallahi d'accord je pense que imam ma jël fi may daane la c'est important temps bi jeex na non ma daane temps rek bi bàyyi dama bëggoon ñu aborder kaawu kii Idrissa Gana Gueye waaw dinañ ci ñëw mais lii tamit dafa am solo xam nga dama am rapidement ñoom ñoo ko wax gis nga loi li may wax encore une fois morale ak éthique moo ëpp doole loi yi ñuy wax bi mu ñëwee ci réew mi yàggul de réew mi lu jiitu muy nekk république ay nit a ngi fi woon mais dañoo tegoon rek ay charte yi xam nga mooy leen charte mooy loi texte waaw ma daaneel kaddu gis nga charte mooy loi kaddu ak morale ak éthique moo ëpp doole loi parce que loi ay nit rek ko bind yaa ngi dégg te loi bu dul loi bi yàlla sax ay caaxaan la ñun loolu lañ gëm da ngeen am benn proverbe bu ngeen di wax la loi est dure mais c'est la loi mais la loi est applicable pour tout le monde appliquer leen ko seen bopp appliquer ñu ko ñu dem jëm ci kanam wax ma loi bi tax ñun wax ma loi bu tax ñun juriste yi mënuñoo ñoo koy bokk wax non yow yaa toog ci plateau duñ duggaat ci état duñ duggaat ci débat bi s'il vous plaît voilà merci vraiment merci beaucoup chetttt mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.